ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bi di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey dañu revenir ci dossier François Mancabou gannaaw ba liñ ci doon xalaat doon ko ci ragal mujj doon dëgg ndax guddi mercredi 13 juillet 2022 bi ñu weesu la xibaar wadd ne ñàkk na bakkanam muy lu malheureux ndax gëm nañ ni suñu maam ak suñu waajur yi fekkee woon la pré-indépendance bi régime socialiste bi nekkee woon di créer ay otages politiques ñii ñu leen di rey ci biir kaso yi comme kaaw Omar Blondin Diop ñenn ñi ñu fitnaal leen ba duñu génne prison ak ay jàngoro seeni bët baaxatul ndax anam gi ñu leen dencee woon mën na jël kaaw Mamadou Dia yàq seen carrière suñu way dawlu yi nekkoon témoin wu événement yi ku leen yeewoon tey ni leen après plus d'un demi-siècle en 2022 même chose mbaalu ko raw moo nekk di xewaat Sénégal duñ ko gëm. et pire ñi mu dal bu ñu jëlee tey par exemple kaaw François Mancabou liñ ko doon toppee laalewu ci ni de près ni de loin règlement de compte moo ci am benn daañ ci ñëw te yaakaar nañ ne bu ñu paree ci vidéo bii Cheikh Tidiane Gadio dina def déclaration wax ñu ban degré d'implication la am ci dossier François Mancabou. commissaire Bara Sankaré bu commissariat central ñun personnellement dégguñ ñu bari di ko tudd ci dossier François Mancabou te pourtant ci délinquant policier yàgg def ñaawteef lañ état di leen protéger daañ ci reveniraat implication am ndax ñoom ñoo jëli woon François. mais li gën a flagrant mooy sorti wu Amady Diouf di procureur de la République koo xam ne rôlam dëggantaan du faral état mbaay takk der moom askan wi la fi war a nekkal mais dafa génne def déclaration non seulement ngir wane péeteem mais aussi boole ko wax lu dul dëgg yu amul fenn. daañu ñëw ci moom ñëw point par point ci ay faits yu wane ne ci état banditisme la ñu nekk banditisme boo xam ne mi ngi entre présidence de la République ministère de l'intérieur police nationale ak ñiy caytu wàllum yoon. ci suñu dernière vidéo concernant dossier François Mancabou waxoon nañ leen ni garde du corps Cheikh Tidiane Gadio la woon liggéey nañ 10 ans fukki at ñoom ñaar ñu ànd fépp ba ni waa FBI di tegee loxo Cheikh Tidiane Gadio ndax dafa impliqué woon ci benn affaire de corruption diggante Chine Tchad ak Ouganda. parce que Cheikh Tidiane Gadio mooy ñi nga xam ni dañ doon profité ci seeni ndombal tànk par exemple ba mu neewoon ministre bi ñu dénk wàllum bitim réew di wëlbatiku doon ay mercenaires yu état yu am doole ñu leen di neexal xaalis bu bare bari pour ñu leen di lijjantil ay contrat ci continent bu Afrique. comme que nag États-Unis ak Chine concurrent lañ dañuy diirante mbagg ci àdduna bi ak ci bépp réew bu ñu am ay intérêt bi Cheikh Tidiane Gadio corrompre daal di ger ay dirigeants yu Tchad ak Ouganda pour ñu jox waa Chine ay contrat wu pétrole ci la ko américains yi daal di ootal bàyyi ko ba mu duggee États-Unis ñu yebal waa FBI ñu dem jàpp ko. Macky Sall en tant que président de la République moo dugal loxoom ci dossier boobu noonu ba Gadio ñibbisiwaat Sénégal boobu la transhumé wëlbatiku di tarbiyu Macky Sall di ko jaamu. par la suite François Mancabou en tant que garde du corps s'est rendu compte que ndekete kii mu doon àndal depuis des années di ko watul kaaraangeem délinquant international la dealer la donc mënatul continuer di liggéey ak moom ndax dafa jiital éthique looy jombale sa bopp ci li muy def. gannaaw gi seen diggante yàqu Gadio ameeloon ko xaalis lànk ne du ko fay donte yoon daan na ko moom Cheikh Tidiane Gadio mu bañ ne du ko jébal xaalisam. di fàttali aussi que Cheikh Tidiane Gadio yàgg na réclamer François Mancabou benn tablette bi nag duñ ci sori mais jàppale ne lu intéressé woon Cheikh Tidiane Gadio la ndax dafa am ay photo souvenir yu ci nekk te bëggul mu feeñ ndax dafa am ay preuve ci relation Cheikh Tidiane Gadio ak des lobbies internationaux. moo tax ñu ne Gadio dafa am obligation génn wax ci deewu François Mancabou lu tax mu yàgg ko singili ndax benn tablette dong. gannaaw gi François Mancabou nekkul membre benn parti politique manifestation mois de juin yi taxu ñu jàpp ko mosu ci participer këram la nekkoon ak njabootam ñu daldi koy fekk foofu jàpp ko te biñ ko jàppee bàyyi leen xel bu baax a baax. gannaaw arme bi muy liggéeyee en tant que garde du corps tablette bi leen doon wax léegi te Cheikh Tidiane Gadio yàgg koo laaj tablette boobee la ñu récupéré dañ ciy déglu témoignage soxna wu François Mancabou ci micro waa Kewoulo. ñu ne ko attendez
ñu dem ci couloir bi fouiller ñu fouiller salle bi xëcc fauteuil ubbi sama valise yi fouiller partout lu ñu fouiller ñu laaj ko ndax moom moo ko moom ñu jël arme bi ñu ne ko tablette bi yaa ko moom wala madame mu ne maa ko moom jël nañu tablette jël nañu arme bi jël nañu tablette bi. léegi ban kilifa biir police moo mëne opération bi ñel wàllum force spéciale ñu koy sant muy dem di jàppay innocent. commissaire Bara Sankaré mii ngeen di seen moo nekk ci ginnaaw. kan mooy Bara Sankaré yàgg nañ leen wax ni Macky Sall bëggul nit yu baax souvent dafay fekk ku def njombe mbaa tuuxi duna bu rëy ci benn domaine mu làq la protéger la jox la sax ndombal tànk bu gën a kawe fa nga nekkoon pour yeew la buub ci baat di la defloo di la waxloo te doo sañ a bañ ndax danga koy amil njukkal dafa am fu sori fu mu la jëlee woon. Bara Sankaré bu ngeen fàttalikoo mooy commissaire boobu ñu defoon vidéo ci moom en août 2019 ñetti at ci ginnaaw te mu duggoon ci benn pharmacie bëggoon jënd garab par force te présenté wul ordonnance pharmacien biñ naan Cheikhouna Gaye na ko garab bii duñ ko jaay sans ordonnance mu ne ko di nga ma ko jaay par force agressé pharmacien bi ci biir pharmacie bi boole kook ay éléments am yu civilu pour ñëw jàpp ko yóbbu ko police dóor ko. jamono jooju Bara Sankaré moo newoon commissaire bu police bu Parcelles Assainies donc waa ji c'est un voyou bandi bu mag bu nekk biir police la. période boobu noonu mbootaayu pharmacien yi ak Sénégal gépp sàkk ñu tekay daan commissaire Bara Sankaré ndax dafa wane irresponsabilité xamadi ak bëgg néewal doole doomi aadama ci lu tegul yoon. ñun suñu wàllu bopp ñu gisoon ni dañ ko sax waroon rajee daal di koy dàq ndax bandi yu mel nii kenn du leen bàyyi biir police ay poson yu bon a bon lañ lii ñun 2019 lañ ko waxoon. mais laaj leen lan la Macky Sall def parce que Macky Sall mooy yilifaa police dañoo jël Bara Sankaré affecté ko cabinet directeur de la police nëbb ko tegaat ci diir yéegal ko samp ko ci bopp sûreté urbaine biir commissariat central bu Dakar. maanaam ci nguuru Macky Sall da ngay nekk un voyou un bandit boo xamante ni capable nga def bépp xeetu ñaawteef ñu dénk lay responsabilité yu mag a mag. parce que li Macky Sall namm Sénégal mu yóotu 3e mandat faaw mu ànd ceeg bandi yu mel nii wuyu yu ci mel ni Bara Sankaré. donc moom Bara Sankaré bi ñu doon alerté en août 2019 vidéo baa ngi fi ba tey en 2022 bokk na ci ñi jiite dossier caaxaan ñeel wàllum force spéciale di dem di jàppale ay doomi aadama yoo xamante ni defuñ dara yu ci mel ni François Mancabou. ñoom ñoo jàpp François biir commissariat central bind seen PV maanaam ne François moo témoigné wax lii ba noppi na ko signeel. François bañ ni moom du signé ci lañ ko tàmbali fitnaal ba mu nekk dans le coma diggante dund ak dee. lii kenn ci avocat yi muy maître Ousseynou Gaye moo koy révélé François Mancabou dañ ko bëggoon wax loolu mu deful mu lànk ñu dóor dóor ba daal di koy évacuer hôpital principal. François Mancabou dafa nekkoon ci coma ba am benn moment boo xam ne bi yàlla yee ko mu yeewu livré benn secret à sa famille ne leen alkaati yi dañ ma doon torturer ndax lu tax ñu ma doon torturer dañ ma am lu ma bindal ne ma newal signé ko ma bañ ko signé ñu may torturer pour ma def ko par force. dafa wax loolu ba pare sombrewaat dans le coma parce que nag yàlla moo lay dimbali nga mën a wax dëgg ji bàyyi fi dëgg ji parce que dëgg dinañ ko fi bàyyi avant ngay dee pour que miim bañ fee am lii peut-être la yàlla doon bañ moom moo tax mu def ko. ña mu wax loolu bu ñu déggee lii dañuy ree xam nga man ñi nga xam ne mii waxam nañ ma loolu su ma déggee procureur di wax waxu kasaw yi man ay ree la may def. donc fii la Sénégal toll. Macky Sall dafa jël bande yi gën a doy waar police ak gendarmerie dénk leen ay ndombal tànk pour ñu koy rayal sénégalais yi di tuumal ay innocent di fabriquer ay mensonges ay nar. keneen ci fabricant de mensonges yooyee mooy Amady Diouf di procureur de la République te remplacé ki nga xam ne mooy Serigne Bassirou Gueye. gis ngeen ni ba François Mancabou génn àdduna moom la ñu gaaw yebal bindul ko li mu war a nettali mu toog di wax lu dul dëgg sénégalais yi te àndu ceeg benn kersa. wax na ba ni pistolet bi ñu fekk ci François Mancabou muy pistolet Walther de calibre 22 LR musul am autorisation de port d'arme. biñ demee këram nag ba fekk ko fa yàlla def na fekk nañ ko mu fekk ak fetal
bu ñuy ooyee type Walter calibre 22 fekk nañ fa aussi ay balles yàlla def na aussi enquête bi wane na ne waruloon téye fetal waruloon téye munition parce que amuloon autorisation de port d'arme. alors que arme bi muy wax autorisation de port d'arme baa nekk nii ngeen di seen lu tax nag manipulation yi mooy ba ñuy jàpp François élément wu Bara Sankaré yi dañoo lànk ni duñu yóbbu kayit bii muy l'autorisation de port d'arme ngir mën a charger dossier am ne waa ji yor na ngànnaay te mosu ci am ndogal tukki ci benn autorité étatique alors que ñoom ñoo lànk ba ñu yóbbaale kayit bi arme bi ak tablette bi nga xamante ni Cheikh Tidiane Gadio moo ko yàgg réclamé dong moo leen intéressé woon. ñu jël arme bi ñu ne ko tablette bi yaa ko moom wala madame mu ne maa ko moom mu ne j'ai été armé ça fait plus de 10 ans signé par le ministre de l'intérieur jëluñu papier bi bu arme bi ñu jël arme bi kese ma ne leen mais yéen lii c'est louche wuyuñu ma ñu jël arme bi kese bàyyi papier yi mu ne mais j'ai les papiers nangooñu. donc yu mel ni bu amee ci réew est-ce que autorités yi nga xam ne ñoo jiite war nañu leen mën a gëmati ci kàddu jamais ndax toq ragal yàlla neewul ci ñoom. Amady Diouf ñëwaat ne François Mancabou moo gaañ boppam ndax dafa doon mbëkk muré gris yi d'ailleurs ñoom sax yor nañ ci vidéo 13 minutes. xamuñ lan moo tax gàcce la angoisse la remords la je ne sais pas vraiment pas kenn mënu ko wax fu mu toll nii parce que enquête bi biñ tijji loolu moo ko war a élucider xëy na mu tëb di mbëkk mur di mbëkk gris et te moom rek moo ko fa def parce que ñi ci des dara dalu leen ah bi mu ko fa defee nag gaañu na gaañu boo xam ne yoon mayetu woon ak état de santé mayetu ko en réalité ñu defere woon maa ngi bëgg a wax nag ne enquêteurs yi yor nañ ay caméra vidéo yoo xam ne incident bi yi ci am yu ci bëri mën nañ ko documenter par des vidéos et des caméras de 13 minutes yoo xam ne wax naa leen ñu indi ko ñu dugal ko ci enquête bi nga xam ne jox naa ko waa division des investigations criminelles enquête boo xam ne sama autorité directe lañ koy defee. déjà bu ñu taxawee ci ni procureur présenté François Mancabou mooy dafa bëgg a wax ni waa ji c'est un gars faible mentalement ku ñemewul assumer ba tax muy xaru alors que François Mancabou bu ñu dressé li nga xam ne mooy jëmam jaar-jaaram def na 13 ans de service militaire maanaam dafa servir Sénégal diiru fukki at ak ñett laata muy dugg ci wàllu métier garde du corps donc góor yàlla dëgg la boo xamante ni affronté nay situation yu gën a métti te taxul mu daw wala di xaru barki Démo Ndiaye am na benn classe am bu témoigné ne François Mancabou ba muy nekk militaire mës na leen sauver ci benn attaque bu leen rebelle yi defoon diggante village bu naan Oulampan ak Silinkin bu ñoom ñëpp mucc donc jëmm ji du koy daw tuuma du tax muy xaru ndax c'est un homme fort c'est pas un minable ñi mën a affronter luñ ko tuumal ba setal deram te même bu doonee dafa doon jéem a xaru bañ ne filmer nañ ko ba am ci vidéo 13 minutes kon policiers yi ko fekkee woon mën nañu leen toppee pour non assistance à personne en danger ñàkk a taxaw kuy loru maanaam seeni lay moo yanul maanaa ginnaaw doona François Mancabou dafay dellu dëggal état voyou bi Macky Sall yóbbu Sénégal banditisme bi nekk ci biir waay takk der yi ak ñiy yëngu ci wàllum yoon état amatul Sénégal moo tax ñun xaaruñ dara ci seeni enquête ñeel deewu François Mancabou ndax duñu mës a wax dëgg sénégalais yi lenn moo am mooy topp mbir yi avant ba après 2024 pour képp ku laale ci complot yi nga fay bor surtout Macky Sall mi nga xam ne moo jiite ba noppi cautionné torture ak ray yi yépp Macky bu ñu xeexee ak moom ba mu jóge fi il faut que mu ñam kaso ngir mu xam naqar fitna ak njàqare gi muy teg ay njaboot teg koy jirim teg koy tam ay waajur mooy président bi gën a bon ci histoire politique bu Sénégal xeex Macky Sall ak nguuram ci jaamu yàlla la bokk kon taxawaay bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di dajee incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.